salaamaaleykum chers internautes yi nga xam ne yéen a baaxoo di suivre la chaîne 2STV donc ñu ngi am contentement toujours ak mbégte ci suivre bi nga xam ne ak fidélité bi ngeen am ci suñu chaîne bi voilà donc comme ni ñu ko waxee chaque jour rek débat du jour tout le temps dañuy dem seeti ay ndaanaan ñoo xam ne ni moo xam ci domaine yëpp politique artistique waaw moo xam domaine éducation donc domaine boo mënti gis rek dinañ fa dem incha allah teg benn thème boo xamante ne wala invité benn ndaanaan boo xam ne dinañ toog waxtaan ak moom ci domaine bi muy yëngu voilà donc tey nag dañuy seeti ki nga xamante ni je pense que koo xamul dégg nga ko ñu koy wax Ameth Diagne Ndir dëkk Jalaaw voilà du may def lu rek bàyyi ko mu présenté wu après ñu dugg ci waxtaan bi. maa ngi leen la nuyu maa ngi sant yàlla mu borom ba màgg bi ba kawe bi ba tedd bi alors ginnaaw bi ma sante yàlla mu borom bu baax bi njoon maa ngi laa nuyu bu baax. maa ngi laa nooyu John di leen féliciter aussi parce que li ngeen la def nii la baax la ci dëkk bi ndax bokk ci li nga xamante ne da la ikkati dëkk bi di ko muttali di ko matal yéen féete ci yéen di ko doxal ma am ci mbégte lool sax lool maintenant bon li jëkk a laajte mën naa gudd mën naa gàtt ak nit baa ko laajee moo la kan moo la daa ko laaj fa mu bokk man Alassane Ndir moo di ma baay dëkk Yéeni Géej Alassane Ndir Baboucar Ndir moo di baayam Baboucar aaleeka jur ma bokk ci Ndiireen ak Njooneen ak Yéeni Géej ndax Fóotu Maram Njoon moo nu meññ alors mën a cité Baay Coor Fay ak Itu Ngom donc noonu la ma bokkee ci dëkk bi maintenant bu fekkente ne beneen fànn la man Ameth Diagne la ma tudd jàng na ma bi ma jàngee bay am bi ma nekkee terminal la ma créé ma première entreprise mu tuddoon Dolli Doole Seafood donc bi ma amee 20 ans lu ma jëkk a créé une entreprise alors loolu bokk na ci li tax sax ma yéex am bac parce que man dama mës a gëm ne soxlewu ma bac bon mu jëntal gi mujjee na ma ko am yàggul matul juróom wala juróom-benni at la ma def candidat libre yi am ma bac mais bi ma defee terminal rek dama yëg ne am na ma capacité yi li ma soxle pour mën a liggéey pour mën a dimbali may mbokk bi ma nekkee guni xam na ma ne soxlew ma li nekk ci man soxlew ma këyit gaa xamante ne dama firndeel ne man mii ka yeewu la ma walla man mii ka man la ma donc bi ma defee terminal benn yoon amuma boobu fekkente ne ma am entreprise yi la liggéeyloo ci yooyu jamono fukki nit ak juróom-ñeent yi taxawal ab liggéey Kafountine taxawal ab liggéey tefes ak Yéeni Kaw Yéeni Géej d'accord yi taxawal ab liggéey Gunjur foofu la ma doore boole itam bi ma soog a commencé de tout temps xam na ma ne li ma liggéey ci géej la ma kaa liggéey ndax comme dama mas a yeewu benn bés bi ma nekkee ab guni boobu amaguma defe naa 18 ans ma dem tefes ak Yéeni Kaw boobu liggéeyaguma itam ma dem tefes ak Yéeni Kaw i gis tefes gi yépp gaal yi ba fajare gaal yépp dañaa teer ma gis jën wi ñaa jàpp yépp benn waaye lañu kaa jaay ba dëkk Mbuur ma ne waaw mais lii naka la mën a demee Jalaaw gépp ala yéen gépp li ñu am lépp ci benn loxo lañu kaa teg ki ñu kaa teg ci loxo am dëkku fi man loolu moo ma dugal ci marière ma ne ñii may mbokk lañu baa ñu bëggee dimbali li ñu yaakaar ci laa la dugg u liggéey ci maa jëkk a dugal ci Jalaaw fii nii maa fi jëkk a dugal ab camion frigo ay Peugeot booba jamono ay Peugeot mbaarax yi ay taxi ya nekk la ñu dugal ci dëkk bi keroog bi ma dugalee fii frigo bi Ikagel nit ñi dañuy génne indi ko seetaan te booba maa ngi am ñaar fukki at ak benn donc voilà ba ma présenté woo xam nga ka nekk nit ñi la formaté waa demee États-Unis par exemple kenn du la laaj ban ab diplôme la am
in da laa laaj lan la man te ñi mel ni man ba ñu amee capacité benn bi in toll fenn fi defe naa man moo gën a wóor xam tubaab yi ñoom ñoo la natte noonu ak nit ba ñëwee ñu laaj la lan moo di sab diplôme mën naa la am diplôme mën naa la dajale diplôme yi nekk ci àddina bi yépp te sa bopp li see nekk du bare te mën leen am firnde bi itam parce que benn xullee dëkk bi ni moo doxee yéen xulli ñi ko yor ak njàng mi ñu leen wax ne moom lañuy jàng te mënuñaa lijjantil ñey mbokk fa ñu tëdd defe naa moom njàng barewul njariñ xam moo gën a wóor non man plutôt moo gën a wóor xam baa boolee ñaar yi nag moo gën. ñu gis la nga doon doomu lébu donc dëkk ci tefes gi ñu gën la ràññee tamit ci lépp loo xamante ne ni lébu yi ñu ngi ci dox wala lépp loo xamante ne day gaañ lébu yi nga taxaw ci ne mukk li du fi am ñu gisee fan yi passé état bi actuellement dañ nekk ci problème lébu yi dañ nekk ci problème mu licence de pêche yi ñu bëgg a jox ay bateaux étrangers ñu gisee aussi ne yaa ngi défendre cause boobu noonu vraiment léegi lan moo bien leeral nga ñu mën a andil ci situation boobu. waaw xam nga nit niw la jàngee ay fànn ya bare la olof yi dañaa wax ñeneen la jigéen diwlin niin moo Papa Alsaan moo ma jàngal mu ne ma si moom la ma jànge mu ni ba bëggee dimbali say mbokk daa la fexe li ñu nekk u nekk sa u xam sa u man sa ñoom la ñu manul ba ko defee man ñaa aar man li moo tax du ma génn siw jën ba ba ma dee du ma génn siw jën ak géej parce que ñi ëpp si may mbokk ñi si gën a néew doole si loolu la ñuy yaakaar au fur et à mesure ba jigéeñee ay nit comme ya mel ni ma Papa Alsaan ñu jàngal la laa xamante ne ak nit dina jàngi fa nekk te du ko xam d'accord baa ko boole ula gëstu u dal di xam loolu moo taxoon Abdoulaye di jël pêche bi ak économie maritime def ma secrétaire national alors bi mu si demee ba jamono yi passé léegi mu am presque ñaari weer xam nga boobu reconnaissance moo ëpp doole boo demee ba ñi nga xamante ne ñoom nga séqal liggéey maanaam être reconnu par tes pairs ñu jël ab organisation am nañu organisation tey baa xamante ne moo la bi gën a rëy si Sénégal parce que ñii see liggéey presque mat nañu bi ñu compté le CAP maanaam moo la le collectif des armateurs de la pêche du Sénégal am na 10 180 travailleurs yu si nekk am nañu 2800 marins au port am nañu 38 bateaux léegi organisation boobu bi ñu tasee taxawal ka man lañuy dénk man maa di secrétaire général bi xam naa ba ab reconnaissance gën te rëy loolu daanaka ñi fa nekk si ñi fa gën a néew doole la ma bokk du gis naa loolu li yàlla def si ñi fa si wàllu koppar parce que wax na ma la am nañu 38 navires benn bateau rek dala jar 4-5 milliards. bateau sénégalais la. waaw bateau yëpp ay bateau Sénégal la d'accord si nu biir am na si ñaa xamante ne par exemple am na si kenn ki jigéen kan la wax Fat Thiam FT2 daaw def na un chiffre d'affaires de 32 milliards moo man si Sénégal fi mu nekk nii si wàllu jën alors ña mel noonu ba ñu dajee ba pare une jiital la xam nga bon du ak rëy mais quand même ab fierté la baa yëg ne aw sos la oui mais fierté la baa yëg ne ñii xamante ne xam nañu dëgg-dëgg li ñu liggéey d'accord xam nañu ne aw war naa la mën a indi dara mu nekk ab sos mu nekk ab yen bon maa ngi say sant itam waa Jalaaw parce que bon bi ñu ma joxee yen bi wax dëgg yàlla bon dégg na ma si ay wax ñu encouragé ma si may mag Alaaji Saliou woo na ma Papa Alsaan woo na ma d'accord mais moroom itam ñu mel ni in ma soogee in Baye Thiaw ñëpp rafetlu nañu que chef de village Mbaye Sow ka nekk woo na ma rafetlu loolu te itam bon loolu du def la dul encouragé la bon pour jeexal si boor boobu daal géej daal bon tey jii nii nun dañu si am mission surtout xam nga baa xoolee ñëpp d'accord nañu ne le meilleur ministre de la pêche ci Sénégal c'est Alassane Dialy Ndiaye de tous les temps du nu mën a àgg fi mu àgg mais nu jéem rek in teg ay tànka in nuru lu ko xam naa nuru lëf du tax nuru ko waaye dina la yëkkati rôle boobu la nu jox nu bopp tey ji waaw
waaw ñu gis ne géej gi tamit di ci kaw gi waaw ñu fo si wayu béy ne fan yële passé yóbboo nañ la justice ci benn cas boo xamante ne nii benn waaye dafa ñëw clôturer benn je sais pas xaw ma fu mu jëlee suuf si nga dem moom lu du fi am parce que moomul suuf si loolu est-ce que dëgg la wala bu fekkee dëgg la nga wax ñu lan moo waral loolu ak ban sañ-sañ nga moo la may à ce que nga def loolu. tey am na ñoo xamante ne dañaa xool ñu ne diw dax jànga waaw baa jàngee tew gën fee mën a tappale nag aw aafi raw waaye aafi gën a mën a wuruj aafi gën a dëng aafi gën a soxor aafi gën a iññaan ko am njiit la kenn du jiital ak nit sim njànga ma jox la misaal daxa jànga ñene kii dax jàng diplôme ya kawe la am université professeur la si médecine wala professeur la si géographie xam naa la di géographie xam-xamab jaww ji ni moo doxee wala xam-xamab suuf si mais loolu jotewul dara ak yorub dëkk daal yor nit ñi u dañuy wax les couches terrestres nangam ba gase fii ñaari couche ñoo fi superposé wu nangam lii roche yi am na nangami téeméeri at ça n'a absolument rien à voir il faut avoir la compétence man dama gëm ne ak nit ba jàngee ba am bac man na leneen liñ la jàng lépp à la spécialisation baa xëjee boo dem université ñii dañaa dem nekk ji docteur à la métier ñii dañaa dem nekk ji pharmacien à la métier ñii dañaa dem nekk ji ay géographe à la métier baa xëjee boo am bac xam naa la léegi métier lañ la wut man am na ma métier man ab entrepreneur la ma liggéeykat ab koppar la ma kaa xamante ne xelaatam ak man-manam moo la fexe ba la liggéeyloo nit ñi ñu am la ñu lekk te boor boobu noonu kenn man ñi ma si man si Sénégal bare. waaw su ma déggee ni ngay waxee dafa mel ni ak su ma déggee ci say wax nga ne professeur géographie dafa mel ni tey jii yaa ngi def référence ak monsieur le maire bi nga xam ne moom moo jiite commune de Yène ndax moom dafa am problème dafa bokk ci problème bi nga xam ne am nga ko ak question moo la posé sànq parce que question moo la posé woon juste pour rappeler ko mooy suuf soosu noonu benn waay bëggoon jël ba nga ñëw il paraît nga arrêté ko yàq foofu yëpp ñu yóbbu la si yoon ndax loolu ndax dëgg la wala déet bu fekkee tamit monsieur le maire dafa am lu mu ci imprégné aussi nga gën ñu leeral askan wi daal. li am du loolu li am moo di ne yéen ndax am weenu tund wa fi nekk xam neen ko wa tudd tundu ñaayam njoot tund woowu noonu mag ñi wax na ne am na juróom benn téeméeri at ak ñaari at ba fekkee yéen xam neen ko wala xamu leen ko tund woowu noonu fii la dëkk bi sosoo ñi jëkk dëkk yéen ñaayam njoot la ñu nekkoon liñ samp dëkk bi fa la nekk am na ay trésor yaa xamante ne fa la nekk yéen ay guni leen waaye peut-être dégg neen ko peut-être déggu leen ko tund wii nii tund ñaayam njoot mu ngi nekk nii sunu ginnaaw ba léegi am na yaa xamante ne ban ko waree def si dëkk bi ay mag dañaa jóg guddi in ñëw fi ba léegi maanaam baa ko waxee si tubaab moo la c'est une colline sacrée mu nekk 19 hectares nekk si biir Yène nu bokk ko nun ñëpp man ak aw ak maire ak keneen noo si bokkan em d'accord tund woowu indi ko préserver d'accord indi espace boobu noonu al espace collectif nun ay lébu lañu d'accord jàngkat yi ah àddina ni moo doxee dem na ba jox nu dëgg xam naa naka mënu joxeeg dëgg léegi ina ngay wax protection de l'environnement déggu leen ces nouvelles politiques là nun bi noo protéger environnement kenn xamul kañ la nun kenn masula laalu tunda kenn du laalab àlla kenn du yaax a géej noo raw tubaab yi si xam-xam yooyu noonu nun lébu yi noo ñee si raw ñu dem benn fekki seenu si nun nuy autorité bëgg a jóg yàq loolu li xew moo di tunda wi waaye yéeni géej ñoo ko moom man yàquma fa dara xam nga man kilifa ga toll ko man dem foofu noonu la yàq am xel manu kaa dégg yàquma fa dara par contre li ma wax dama kaa wax si kaw foofa noonu yéeni géej ko moom ka laal ma ka laal tunda wa laal ma ndax alali mbooloo la nuy ngëm-ngëm aw daa ñi meñ a dem Tuubaa gële léegi u dem foofu u fekk li ñu gëm u am laa saa wax wala laa saa def ah ñi meñ naa la dem Tiwaawan u la dingat li ñu gëm ak li ñu kii nun ay lébu lañu ay xàmbaaxi tuur lañu gëm
même ba ñenn ñi jàppee ne ñii dañu dof wala dañuy tardé nañu nu bàyyee li nu gëm jàpp ne li alaw tunda ni mu rafete si def fii kër def fi nangam te nun nuy xàmba nekk fa moo nu gënal indi nu ko bàyyil waaye lan moo la ndey jenn waaye ja jóge fële ñetti ko tuddee xaw ma tàyyi bu mbay la tudde xaw ma ñëw dëkkul si dëkk bi fekk nuy ngëm d'accord dem ne Dakar toj d'accord in dogal ko foofu 3000 mètres carrés waa dëkk bi ñoo wax ne loolu du fa am defe naa loolu ànd nga si ñëpp ànd si même conseil yi nga xamante ne ñoo góor gi si ñoo ànd wax ne que ne lii waru la nekk ñaayam njoot kenn waru kaa laal ñaayam njoot ka kaa laal xanaa ka dëkkul jalaaw la d'accord waaw lan moo tax nun waa jalaaw nu am nuy valeur in am nuy ngëm in bàyyi jenn waaye jaa ab sàmba sugum gay maa xamante ne kenn xamul fa mu jóge di nu jaay njàngama kawe koppar ya bare ba fekkonte ne ay koppar la rek foofu ñii ko mën a jënd si dëkk bi du ñu jee du ñu xaaj ah ba fekkee am njàngale rek ña ko fi raw ñoo ngi fi fuuf même ba fekkente ne ay tappale laa yi mën a lijjantee këyit am na ñeneen ñaman loolu kenn defu fi loolu moom mu ñëw d'accord loolu aw saaga la si jalaaw sax aw saaga la si nun ñëpp moom mu ñëw fekk li nu gëm d'accord ne Dakar toj defar foofu noonu xaw ma ab tamam laa di far xaw ma féexlukaayam laa di far xaw ma baaram xaw ma aw kenn xamul si noonu la moo di far ñëw jël nu tunda waa xamante ne nuy maam depuis 600 ans ba tey jii nii nu nga faa tase ay guddee yi ya kenn in la régler ay problème si dëkk bi d'accord lii de moo la coow li ma dem gendarmerie ñeneen ngóor si alors maire moo ko jox foofu ma woo maire bi woowu ma maire bi man personnellement sax pëlendiir ma rakka la ab conseiller la woo maire bi nekk yëguma loolu mu ne nu dem leen sa conseiller rural ba ma papa Alsane Ndir la tudd moo di chef de village bi ma ànd man ak ma papa ak pële nu dem in fekk fa Modou Kan Dieng in fekk fa Kuluka Njoon in fekk fa Beytir Njaay ak Daouda Salla ñu recevoir nu Modou Kan Dieng mu ne nu moom moo la président commission domaniale bi foofu góor gi siis joxew ka ndax góor gi siis balaa joxe fenn man président bi ma dem fa i natt ka ba pare i signé ka te man ma tànk masu faa jam loolu léegi moo am weer la bon kañ koo amu fa dara d'accord ma toog bi bërk bi gendarme yi ñëw ma kër ma dem gendarmerie ñene ma waaw ngóor si ba góor gi ne joxu ko dara ngóor si ni na dafa am délibération 2014 a léegi juróom benn at déjà kayit gën ñeme ñu ma kaawan ala kayit ga lëndëm gan ma tàllal nële si ma kile indi ma dafa am délibération 2014 d'accord moo wax leen beneen 2015 xam naa yéegoon ne ne coow nañu ak góor gi foofu noonu mu dellu woon si ginnaaw ministère lanu mujjee woon mu dellu woon ginnaaw à chaque fois ba bëggee tooñ waa jalaaw dala ñëw laal ku tunda wi daa mel ni man laa jéem a boole ak waa dëkk bi parce que xam na ne tunda woo noonu kaka laal amet yëngu ci baax waa dëkk bi xam ko moom xam na ne tunda woo ba ka laalee ma jog d'accord donc ba bëggee d'accord indi ay affaires yi politique am yooyu noonu mu seet benn waay wutal ko këyit jox ko ka ne ko demal sa tunda wa est-ce que loolu jekk na maintenant yéen waa dëkk bi ak yéen gune yi yéen a war a jog bañ loolu la sa des waaja wax ne jox ne ko këyit foofa noonu tey loi bi code des collectivités locales dafa wax mu ne aw jon bala maire joxe délibération te mën a aw jubóonu même ba nu juboo ma nekk sa waaja la xaw a contre i dëkk aw am na ma droit man i dem si maire bi i nekka procès verbal bi joxee jon délibération bi jon jox ma si benn photocopie loi moo wax loolu code des collectivités locales moo wax loolu en son article 6 lenn képp laa war a def moo la fay copie yiin la kaa joxe tey ànd na ma fa ak chef de village bi yéen géej ak une délégation nu dem nu ne ña ba fekkee mbay daa am si tunda wi xam naa wax na ma la léegi ngóor si ni na joxu ka d'accord te dem na ma gendarmerie in woon ma këyit indi ma moo joxe bon kañ mën naa leer nu dem fa nu ne ña am na jenn waay ji tudd mbay am na këyit wala am na ka am këyit jaay ka li yéen fa def génneel nu leen nu procès verbal bi d'accord yéen génn laa nu acte bii ka jox loi moo nu may loolu tey la nu demeen wax loolu nu ngi ñaa déglu ba fekkente ne defu ko
d'accord nun sinu biir yéen da bare léegi ay guni yi am xam-xam ya jànga da bare ay guni yi am xam-xam ya jàng ba jiite yéen u defe ne ay nit ñi xamul dara rek laa jiite daal nax sa bopp parce que yéen fi mu nekk nii li fi nekk si ay cadre nekk fi si ay compétence d'accord kenn xamul nu mu toll baa ñu jiitee daa ñaa respecté mënulaa la jiite yéen comme ni ki que paa yi jiite woon ba jëkkoon ba parce que léegi li fi nekk domaine boo jël yéen domaine boo jël am na cadre ya nga xamante ne des cadres supérieurs de haut niveau ñooñu doo leen boole si nin la doxale dëkk bi mais ba bëggee Europe dëkk man problème boobu kese laa am ak góor gi sis benn problème laa am ak moom xam nga moo di ban dëkk bi 4000 individus ñoo fi nekk am presque 8000 jeunes cadres bañ a dul ay cadres si njàng in la ay cadres si bor bi ñu féete bu defee ne boobu dëkk mën naa kaa yor aw si sa benn bopp képp doo waxtaan ak kenn doo laaj kenn doo diisoo kenn d'accord mairie boobu la gis noonu mairie ba même am na ña fa nekk ña si àndul si li moo def góor gi moom kenn defe na ne moom kenn moo di nit si yéen moom kenn moo la dogal bi mu fa toogee premier acte bi mu jëkk a posé moo la tëj ma bureau Papa Amath Diagne Seck du laaj kenn du waxtaan ak kenn tey jii nii mairie boobu boo fa toogee yàlla Adama Kadama tax Adama Kadam moo ëpp légitimité góor gi sis mais ba bëggee def dara du si waxtaan ak Adama baa ñu bëggee toj lotissement yi yenn kaw yi in def fa ya bon yooyu ña fa def am na ay guni yaa xamante ne si ñoom la ñu bokk mais dañu am fayda ko ka mel ni afa du dugg si ya amul fayda. loolu sax laa bëggoon ñu dugg ci parce que lotissement yi gis nañ ne temps yi jeunes yaa ngi dugg ci àll bi ku nekk di xaawee sa tudd sa terrain bopp parce que ñu ne ñi gérer lotissement bi li ñu lotissé baaxul. ni ñu kaa doxale baaxul non seulement baaxul mais même ñoom si seen biir laa la doon expliquer léegi am na ña nga xamante ne ànduñu si yu ñaaw yi ñuy def waaw doo taxaw tuuti wax nit ñi ah voilà man parfois may wax dala nax di mais baa ko waxee quand même nun falu nu buur quoi booy falu nu buur am maire la nu am d'accord am maire de la poser ay acte yaa xamante ne dax légal jaar si yoon u la wax sa conseil u la wax nit ñenn ñi mais aw kenn u toog si sab saal la neexu def u mel ni daali yow da xeewi quand même d'accord nu ngi am ay guni xam naa yenn liin la wax mujj pusa mu réer baaxul jiitu sim kàmba saw taat nekk si biti gis naa xam naa la ma sonal fan yi moo la fii nii ab àll la woon nuy maam ñoo ko toj in gorka in róoj ka d'accord in dindi ëkk yi in di far ba àll bi tàlli am njariñ tey waaw dala am njariñ tey d'accord in jël ko si nuy loxo in bàyyi nuy doom man waxuma pour mes doom xam nga man ba ma la waxee ak dëgg kese man may sët sax seetal na ma ñu fa ñu dëkk yàlla xam na ko billaahi may sët sax dinañu am ay kër fii mais amuma droit quand même yàlla si mbaaxam d'accord ah si yaatugam defal ma wërsëg woni toll ma seetaan may mbokk du ma ko def du ma ko def comment sikk si défendre may mbokk dinaa ma si sikk bañ a àndee man baax na bañ a àndulee man baax na d'accord man loolu maa def noonu du ay acte politique yi ma posé ala warigar wa ma am j'ai le devoir d'accord de protéger les Dialawois je ferai tout ce que je peux même si bu ñu ma contrer bu ñu ma contrôle sax du tere ma gis ne lii baaxul si waa Dialaw ma wax si ma jog si te loolu bu ñu waxantee dëgg maire bi moo ma si war a jiitu d'accord moi je le respecte bien kenn du wax ne góor gi du boyeen kenn du wax ne cër bi mu yor waru kaa yor ka mën a yor dëkk bi la ka war a yor la d'accord par contre nun dañu kaa gën a ñaax si mu protéger nit ñi itam gis naa la yàgg loolu la tubaab la wax la routine baa demee Amérique kenn du fa falu juróom-ñetti at baa demee France kenn du fa falu fukki at xam naa la tax ka yàgg si nguur loolu la tubaab yi la wax usure chaque jour ceebab jën depuis ñaar fukki at d'accord ceebab jën benn xelaat bi nan changé tuuti. ci kaw changement boobu la ñuy tëjee rek émission bi. voilà juste di la wax ban conseil ngay jox tey jeunes yi nga xamante ne nii vraiment yeewuñu ci benn côté bi. je pense que jeunes yi dañu xaw a desee imprégné wu tuuti ci côté politique bi moo tax yu bëri di leen raw
donc yow tey ban conseil ngay jox jeune u Dialaw yëpp à l'égard de la politique à l'égard du développement de Dialaw. politique ak dundin si ñaar yëpp xam nga sànq maa ngi laa jox l'exemple de l'Amérique boo demee États-Unis boo demee Amérique nga dem université jàng ba pare génne am liggéey ci administration bi c'est un symbole d'échec chez les Américains ba génnee dans les grandes universités ou am de grands diplômes ba pare dem ci place indi la fay weer aw daa échoué am njàng moo di jëf ma bëggoon gu ni yeen ñi jëkk kaa ki moo la ñu def comme ni yéen la def entreprendre oser gëm sa bopp ak nit da la gëm boppam d'accord jéem dara kenn du ji defar dara du fi yaa ngi fi ñëw nii tey peut-être u naw ma dama eno ay paan bay sonna bi ma laa agsi fi la nekk def na mag d'accord wala fi ñu nekk yàgg si teen baak fekk la fa jàng ami diplôme terewu la futtahu dem liggéey ji surtout guni ya ndaw yi yéen la ma wax loolu du benn yoon nga jàng sa yaay sonn si yow sa baay sonn si yow nga dem ba am ay diplôme dem université ñëw seen kër tëdd féetaayoo baraa deb ataaye futtahu leen la ma wax génn leen néeg yi yéen futtahu dem liggéey ji ka nekk si biti la sonn gis naa ab réussite man li ma gëm bokk moo wax la loolu gis naa ab réussite kenn du ko indil sa bopp sa borom ba baax bi moo laa xool rek xool bés jekki ne moo waa ji daal yàgg naa sonn fii boobu léegi mu ngi fi xaaral ma dimbalee ko leewaay daal nekk si dara xëy nekk si dara xëy la def dara ensuite am jomi d'accord ma yaay ji dama kaa dimbali man lii gën a doolee tax ma teel a liggéey lenn da si bokk dama mës a ñëw benn nawet si ma néeg bi yaay il fekk mu la senn ma ne lii ba déwénee du am aussi simple que ça que góor surtout ba say waajur sonne si aw daxaal am jom d'accord jog fan laa jëm xamulaaka mais mbëkkal sa bopp cherche ta voie il faut chercher sa voie quand on la trouve on est bien quelqu'un comme moi aujourd'hui j'ai trouvé ma voie ben, c'est un peu facile mais avant de trouver sa voie daa la dugg si la nekk u jéem la nekk d'accord seet am loolu alab dogalab yàlla d'accord mais ñàkk seet quand même ñàkk jom la ñàkk seet ñàkk jom la maintenant par rapport à la politique dama bëggoon a wax gune yi leen na surtout gune yi Jalaaw yépp et puis loolu li si ma gërëm leen si li yéen fi ñëwee xam naa li mënaluma ko ma bopp ba ma woon ab télé itam temps ba mel nii ma dañu wax ñi jël ma koppar ya bare la maa fay bon wax na ma leen sànq ne leen yéen a ngay def si dëkk bi la rëy benn ko yëgi ak benn ko yëgulee ba dee juste permettre ma lancer un appel gune yi wax ña ne politique duy fen politique duy tappale politique du bare ak jot politique moo di feey jëmale saw askan jëmale sa bopp kanam si njub ma répéter encore fois ak njub loolu daa jara sonna kenn du ko bàyyee ñii gën a ëpp doole ñii gën a ëpp ak jot si dëkk bi d'accord gën fee ñàkk njariñ d'accord ñii la taxawaalu yor ñay cartable la non yéen ñi jàng nekk ay cadre am xam-xam yéenay ñëw politique jël place yi d'accord indi seen xam-xam man loolu laay wootee gis nga mairie bii nii bu ma ko yoroon génn wàll 80% décision yi maa jël lettre bi ma doon bind 100 bi ma la wax ne yóbbu nañ ko 100 man jànguma code des collectivités locales waaye ka mel ni Cheikh Taw c'est un cadre ka mel ni Ibra Diagne c'est un cadre ka mel ni Adama Ngom cadre ya mag lañu ñoo ko bind in xelaat ka in jox ma ko man déposé rek la ma si am te dëkk bi noonu la war a doxee gune yi kenn mënula xelaat si boppam jàmbur gune yi ñoo war a ñëw d'accord ñi mel ni nun ak ñi nu mag tuuti peut-être encadré ña ñoo wax nu nun lii la ñu bëgg nu nekkal ña si man loola maa jéem a fexe si dëkk bi waaye la tax gune yi war a toog kër ga bàyyi nu man bi ma amee ñey at daane na ma ña bëgg man ma am ñi ati baay ma diña daaneel dangay jógin daane bi
wala du loo ko ndaw. di fàttali rek chers téléspectateurs internautes yi nga xam ne yéen a suivre la chaîne 2STV voilà mu ngi nii kii mooy monsieur Ameth Diagne Ndir voilà donc ñu gën ko xamee ci Ameth Ndir voilà donc di homme politique di dox ci toujours ci développement Jalaaw surtout fépp fu mu dem ci kër àdduna bi rek gis nañ ne moom day défendre boo xoolee sax kàllaama lébu gi nga xam ne moom lay débattre xam nga moom lay waxee di nga xam ne kii lébu pire la xam nga te moo nekk ci deret di moom lay défendre chaque jour voilà donc Ameth lan mooy avenir Ameth ci géewu politique bi comme ça ñu tëjee ko. bon politique bi xam nga baa waxee ne dama bëgg nangam Alexis et puis c'est pas responsable mais man gëm na ma ne man na ma indi la rëy si dëkk bi si yéen ban ma falee ban ma falul xam naa fii man ba fekkonte ne man kese la ma nekk si maire bi xam naa la ma fi bëgg une université des métiers de la pêche la ma xelaat ne fii 19 hectares la in mën na kaa valoriser sans pour autant in yàq environnement bi fii bi Afrique du Sud ay nit di fi jóge ñépp xam ne que bëgg xam-xamab géej pétrole gaz yenn laa la dem da lay yóbbu dëkk bi beneen dimension d'accord man si yooyu la ma nekk d'accord maintenant yàlla mën naa dogal ma def ka yàlla mën naa dogal itam ma ànd ak nit yi def ka mais pour xalaat yooyu ma am noonu waxoon na ma jamono yi ma campagne te ba léegi maa ngi kaa waxaat jamono yi ma campagne dama waxoon ne bañ ma joxee dëkk bi ren ba déwénee ma créé fi 500 emplois ba tey maa ngi kaa man ba tey 1 an laa wax 1 an laa jox waa yeen minimum dinaa liggéeyloo 500 jeunes de yeen ñuy fayee ko au minimum 60 000 par mois au minimum si yu mel noonu laa bëgg a nekk dans un premier temps xam nga tey yéen falma kenn du ko wax mais tout au moins ba fekkonte ne mën nañoo déggoo nun ñuy maas in am benn équipe d'accord in d'accord si kenn in jiital ko man d'accord na ma si loolu ban ma jiitale baax na ba ñu jiitale keneen itam nungu na ma ko amuma problème ab jiitu mais dama am ay idée yi am ay yéene yi am la ma bëgg dimbalee may mbokk d'accord te amuma possibilité def ko dama yàgg bañ ne du ma dem sur le plan national waaye yéen ña bare yëg ne man proposé na ma au moins ñaari yoon ministre ma delloo ko dama ko yàgg bañ maintenant ba fekkente ne dem na ba benn jamono loolu mënu la nekk d'accord bon ma xaw fee bàyyi politique bi yéen tuuti i dem si kaw d'accord bon sur le plan national d'abord avenir bi ma gën a gis moo d'abord bon nun il faut que nous organiser wu waat nun si biir PDS parce que man dama des si PDS ndax Abdoulaye Wade mu ngee dund d'accord alors après en 2024 xelaat na ma ne yàlla dina dogal man ma bokk si ñi xamante ne ñoo la décider si dëkk bi loolu daal njort na ma ko waaw ba ko defee ma gën a mën a dimbali may mbokk waaw. lan mooy sa mot de la fin. ben sant leen surtout hein ensuite i encourager leen nun bi noo def terminal xam naa ñaata la woon ñu dëkk yeen 9 daaw dégg na ma ne bii gune yi la def bac xaw ma matoon nañu 400 xaw ma ñaata. Tu t'imagines combien de jeunes, comme quel potentiel il y a ici avec les jeunes? Alors nanu góorgóorlu d'accord in dajale gune yooyu noonu d'accord in dimbali ñëpp parce que nun léegi nu dee mais li ñu war a def si dëkk bi dëgg seen masse gi ak ñi xaw a féete suuf ñoo ko dese d'accord port baa ngee ñëw aéroport bi ñëw na d'accord ouverture yi nekk na ba nu protéger nun li nu moom tuuti rek képp que dëkk yéen dinaa tedd te doo sonn coono benn bi. loolu mooy li nga xamante ne ni moom la ñuy tëjee rek ak suñu invité du jour voilà donc di leen fàttali chers téléspectateurs internautes yi ñi nga xam ne toujours yéen a fidèle à la chaîne 2STV ni lay demee saa su ne invité beneen daan waxtaan ak moom ci domaine bi nga xam ne moom lay yëngatu voilà donc j'espère que kontaan ngeen bu baax a baax ci leeral yi nga xamante ne ni suñu gan gi tey defal nañu ko ci point yi ñu fi développé yëpp voilà donc man la woon Big Thio ci présentation bi ak Mr You ci caméra bi voilà di leen jox dig daje ci beneen émission débat du jour.